soo gisee Demba Kandji yàkkamti c'est parce que dañu bëgg a gaaw salfaañe droit de défense bu Khalifa Sall juge ko pour que Khalifa Sall ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles de 2019 léegi nag dafa am benn aspect fondamental nit su fekkee dañ koy yóbbu appel d'accord acte d'appel moom la ñuy wax moom mooy saisir cour d'appel wante fii acte d'appel bi def nañ ko wante citation bi nga xam ne mooy yëgal nit ki ngay convoqué si lan la war a répondre si lan la war a tontu loolu dafa jaarul yoon moom la ñuy dénoncer fii moom la ñuy dénoncer depuis ce matin c'est notre excellent confrère Maître Doudou Ndoye qui a écrit une lettre à Demba Kandji pour que ñu examiner d'abord question boobu avant ñuy entendre qui que ce soit avant ñuy demander liberté provisoire avant ñuy plaider quoi que ce soit parce que irrégularité audience bi la audience bi niñ ko saisiré dafa jaarul yoon citation bi nga xam ne moom nañ ko servir citation bi dafa waroon comporter ay exceptions yoo xam ne dañ ko soulever woon te mu defoon benn jugement avant du droit du 2 février citation bi lan la comporter jugement rek bu 30 mars bi nga xam ne moo koy condamné donc loolu moom nañu ñëwoon jël si moo taxaw ni ñëw fii laajuñu woon bëgguñu woon ñun renvoi mais dañu la kon wax ne moom procès bi nu mu tenir nii c'est irrégulier parce que y a une carence loolu nag carence mooy maanaam procureur général bi moo salfaane yoon moo xamul lu muy def moo jaxase yëf yi forfaiture mooy maanaam nit koo xam ne da ngay def lu la neex si jaay doole ak maa tey parce que juge bu toll ni moom Demba Kandji ñëw prononcé wu cour d'appel di wax ne xamul jugement boobu te addina bi yëpp xam ko addina bi yëpp nee nañ jugement ak procédure yu njëkk yi bi nga xam ne def nañ ko ak les enquêtes préliminaires au niveau de la DIC au niveau du juge d'instruction au niveau de la chambre d'accusation ak jugement bi yooyu yëpp dara jaaru si yoon parce que yooyu yëpp kenn respecté wul ak yeleefu Khalifa Ababacar Sall maanaam Khalifa Ababacar Sall su ko DIC convoqué am na ñoom les enquêteurs de la DIC dañu am obligation ne que am nga droit woo say avocat defuñu ko kooku carence kooku article 5 la du règlement de la code du règlement de l'UMOA suñu code de procédure pénale reprendre ko en son article 55 d'autre part il y a pas eu de procès impartial parce que yéen a fekk ngeen jugement avec Serigne Bassirou Gueye moo jékki-jékki publiquement ne xaw ma doon justifier xaw ma du moom rek moo participer ci instruction dossier bi am na yeneen magistrat yoo xam ne ñu ngi ci salle bi participer nañ ko mais kooku loolu rek mënoon na tax ñu récuser tribunal bi loolu moo tax bu ñu ko waxee ndax mën na ci dellu mu dellu siwaat ci ne man enregistré naa ko te ñëpp xam nañ ne amul droit enregistrer quoi que ce soit par conséquent ñun lu ñuy wax dañu ci taxaw ferme ñun argument yi ñuy wax du argument rek pour def dilatoire avocat passif yi ñoom dañuy foog ne que ñun dañuy demander renvoi rek parce que dañu amul lu ñu wax ñu argument yi ñuy wax dafa reposer ci ay textes yu clair article 563 bu mu leen fi wax léegi mooy wax ne procureur su fekkee lu muy def jaarul yoon procès bi mënul tenir au niveau de la cour d'appel même s'il y a on n'a pas besoin soxlawul ñu nekk juriste pour xam loolu su fekkee yow woo nañ la te xamuñ ne yow lu ñu lay woo lan la si tuumaal am nga droit nga soulever ko surtout benn procès boo xam ne yaa ngi détenir nit ku ñuy wax Khalifa Ababacar Sall te ñëpp xam nañ ne kii lu tax ñu téye ko fii parce que Macky Sall daf ko def benn offre politique mu bañ su Macky Sall si Khalifa Sall Ababacar Sall nangoon kon moom ak ñoom Mbaye Touré ak ñi fi nekk ñëpp kenn du fi nekk en prison c'est parce que Khalifa malheureusement Macky Sall comme ni mu def ak Karim Wade parce que ragal na Karim Wade ragal na Khalifa Ababacar Sall loolu moo tax muy utiliser yoon ak magistrat yi pour faagaagal ñi nga xam ne mën nañ ko xañ son élection en 2019 parce que moom xam na xëy que su demee 2019 moom jaritu fi dara dina fi jógee
tey bi ñu ñëwee yëpp ci demande de renvoi la ñaari demande de renvoi la mooy avocat Khalifa Sall dañ ne nañ renvoyé parce que convocation bi ñu leen convoqué baaxul parce que dañ leen convoqué ca waxuñ leen lu tax ñu convoqué leen cour bi ne leen ah xam ngeen li tax ma convoqué leen parce que yéen a def appel bi ñu rendre décision bi contre Khalifa Sall ak ñi mu àndal da ngeen def ñaari appel yooyu moo nekk ci sama dossier te loi bi 496 code de procédure pénale dafa ne bu ñu la rendre décision te d'accord ci exception bi ak ci fond bi balaa ngay def appel ci exception bi il faut que jugement bi pare ci fond bi donc man li ma saisir tey moo ñaari acte d'appel yooyu donc xam ngeen ne bu ngeen di ñëw tey bu leen convoqué pour plaider yéen a ngi ñëw pour plaider ci tëj bi nga xam ne moom lañ tëj Khalifa ak exception yi nga xam ne moom ngeen soulevé woon donc mu rejeté boobu demande ñu ñëwaat ñu defaat beneen demande ne dañuy dàq procès bi ndax dafa am benn décision boo xam ne cour CEDEAO moo ko rendre donc il faut ñu xaar décision bu ñëw pour ñu continuer procès bi ah cour bi tontu leen ne leen man décision boobu bu amee tamit nekkul ci sama dossier xamuma ko man li nga xam ne moom lay atte moo li nekk sama biir dossier ñaari acte d'appel moo ci am moom lay atte tant que nag juge décision boobu ñëwul ba ma xam lan moo ci nekk mënu ma ko boole ci suma atte donc loolu jarul may renvoyer li nga xam ne moom man maay cour d'appel li nga xam ne mooy tax may atte mooy acte d'appel yaa ngi ci dossier bi ci loolu laay statuer ci loolu laay atte te loolu jarul renvoi moo tax mu dàq renvoi. boo koy ñaanuloo ko pour ñaan ko rek ndax ñun yàgg nañu di plaider affaire te affaire bu ñëw taxaw fii ci àddina mën nañ ko plaider ndax àq yelleefu doomu aadama moo ñu tax a taxaw gis ngeen ne juróomi weer avant élection ñu jël benn nit boo xam ne ko depuis juróomi at yu passé bu doon juróomi at yu passé sax ñu ne waaw dañ ko ne 2011 ba 2015 gis nañ ne li nga def jàpp nañ ne jalgati nga kon dañ la ciy topp kañ lañ ko wax bi 2015 passé ba def ñaari at ñu ne ko dañ lay topp te biñ ko koy wax juróomi weer moo doxoon diggante nit kooku at ñëpp at élection donc loolu moo fi xew li ñuy wax nag mooy justice ñëpp la fi nekkal bu ñu demee ba àqat yelleef doomu aadama fii ci Sénégal at fépp ci àddina kenn justice maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ ko dënk ne leen na ngeen ko sàmm te na ngeen ko doxal bu ñu demee ba ñuy méngoo at ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a jalgati te ñu wax ne jalgati nañ ko bu boobaa musiba day am te loolu la ñuy bañ ci suñu réew bëgguñu musiba ci suñu réew moo tax ñun ñu taxaw temm nag ci dossier bi ak yeneen dossier li ñuy wax mooy ñaanuñu renvoi pour ragal comme ni ñuy wax ragal lewato dañu ñaan renvoi ndax diggante bi ñu wooyee affaire bi at bi ñu koy awaat tey dafa am leneen lu bees lu fi xew dañ ne Sénégal da nga violé Sénégal da nga jalgati ñu bëgg loolu ñu wax ne Sénégal dafa jalgati ñu andil ko juge bi nga xam ne mooy attewaat ndax li ñu wax ne dañu jalgati waxoon nañ ko première instance ñu dàq ko ñu dem CEDEAO ne dafa jalgati ñu war bëgg nag cour d'appel taxaw wax ñu ndax jalgati am na wala jalgati amul mais ci kaw mu xool li CEDEAO wax ndax li CEDEAO wax Sénégal daf ko war a doxal bi nag du caagan jël xaalis rek di ko fay parce que état yi dañuy yàkkamti boo leen condamné bu ñu cour de justice yi bu ñu jëlee décision du caagan xaalis bi rek moo ci nekk c'est pas les dispositions pécuniaires seules qui comptent souvent décision yi dafay àndat ay mesures dañ leen di demander leen jël leen ay mesures changer leen seen loi yi defaraat leen seen texte yi loolu tax ñun ñu attaqué en inconstitutionnalité wane ne que article 152 153 155 bu code pénal dafa jalgati àqat yelleefi doomi aadama ci Sénégal ndax mënuñu ne chambre d'accusation bu attee bu xasee ba atte ci biir instruction juridiction de jugement maanaam ki war a atte bu wër amatul dara lu mu ciy wax loolu la tribunal appliqué moo tax ñu ne Khalifa Sall kenn annulé wul procédure bi loolu nag dañu ne disposition boobu dañ ko war a changer moo tax cour de justice CEDEAO
ak cour de justice régionale yi ak internationale dañuy faral di jël ñaari façon daan dinañ daanu xaalis waaye dinañ daan boo xam ne dañ naan la na nga jël ay mesures ndax état bi dafa engagé wu pour jël ay mesures defaraat suñu code pénal ak suñu code de procédure pénale donc dégg nañ nag ñu ngi xaar décision bi nee nañ ñu ngi koy xaar te bu ñëwee wóor na ma ne mën nañ jël xaalis bi fay ko ne ça y est on a exécuté déedéet exécution bi du joxe xaalis rek joxe xaalis la ak aussi defaraat sa code pénal defaraat sa titre pour protéger citoyens yi parce que loolu ñu fi tax a jóg looloo tax a jóg cour de justice de la CEDEAO pour protéger doomu aadama fexe ba àqamat yelleefam ñu bañ ko jalgati ci situation yoo xam ne yu demee nii la loolu tax donc ñun ñu ne dañ ko attaqué ci conseil constitutionnel pour wax ne que c'est inconstitutionnel disposition yooyu parce que ci disposition yooyu lañ basé wu pour wax ne que chambre d'accusation tranché woon na ba pare kon juridiction de jugement mënatu ko àtte te bu ñu bàyyee noonu cour d'appel loolu lay waxaat bon cour d'appel bi nga xam ne dafa yàkkamti tey dugg ci fond bi pour àtte te ñun dañu xamul yàkkamti bi lan la parce que yàgg nañu di yore ay dossiers yoo xam ne dañ ko def en appel te kenn du ko fixé kenn du ko enrôlé bu ñu ko enrôlé itam da ngay ñëw laaj renvoi ñaari yoon ba ñett ba ñeent pour avoir le temps nécessaire pour préparer sa défense moo tax ñu ne article 14 troisièmement petit b du pacte international relatif aux droits civils et politiques dañ ko jalgati dañu ñaan renvoi pour am le temps nécessaire pour organiser suñu défense c'est pas seulement produire arrêt bi rek pour organiser wu comme il se doit parce que nous sommes devant une juridiction d'appel quand même appel mooy atte nañ ba pare dañu attewaat te attewaat boobu mooy li ñu atte woon sax ñiy attewaat dañuy atte ñi atte woon deuxième atte la boo xam ne dañuy tegaat yëf yi defaat compteur yi à zéro pour xool ndax li ñuy wax yeel am na wala amul donc ñun vraiment c'est li ñu ñaaj lu am solo la lu am maanaa la loo xam ne mënuñu ko jalgati mënuñu ko taxaw fi mu nekk ni procès bi foog ñu taxaw lan la ñu yàkkamti lan la magistrat lan la juge di yàkkamti ci àtte bi ci loo xam ne nee nañ 2011 2015 toog 2012 11 2012 2013 2014 ba 2015 mosoo topp nit ki nga bàyyi 2015 dem nga bàyyi 2016 toppoo ko ba 2017 nga topp ko ba pare tey ñu ne dañu yàkkamti non je suis vraiment désolé ñun justice la ñu bokk ñun nous sommes des partenaires de justice ñun avocats yi justice mënul dem sans ñun mais franchement nañu xoolaat suñu bopp ñu xool naka la ñu war a doxalee ci dossier bi ak beneen dossier bu mel ni moom jërëjëf. seede ba nga xam ne ñoom ñoo ànd CEDEAO firnde benn seede bi nit ñi jox léegi dañoo tàmbali ne que ñoom CEDEAO la mu àtte yëgu bi loolu jaaxal na buñ ko yëgu naka la kilifa yi gën a kawe ci réew mi demee di wax naan que décision bi CEDEAO joxe ñoom seen bon nekk ñeneen ñi dig ne que décision bi CEDEAO joxe ñoom kat CEDEAO waxee comme que ñoom ci kuréel boobu lañ bokk dinañ ko def ministre bi wax na ci yeneen nit ñi ko wax nañ ci ministre de la justice premier ministre wax na ci seeni avocat def nañu conférence de presse kon tey jii bu fekkee ne ak juge taxaw ne loolu man xawma ndax am na wala amul jóguma ko kon boobu mënu ma teew kon jox leen ma firnde ne loolu amul ci la ñu dem indi kayit bi nga xam ne CEDEAO la jóge buy wane que ne atte nañu nekk ci anam ya nga xamee ne dañoo atte Khalifa Babacar Sall anam yooyu dafa jalgati yoon dafa jalgati ak yelleefam moom ak ñoñam bañ ko joxe mu jaaxle moom ñi ci atte xamul lu ñu mu ne kon boog léegi wax ji dañ koy wax donc am nañu firnde wante amaguñu atte bi nga xam ne loolu lañu bind ba mu jeex fii ak ñu koy jot nañu tàmbali wax bés bu ngeen ko jot ñu wax la te loolu yoon mayewu loolu it jalgati yoon dafa nekk su fekkee nekk dafa may ponk yoo xam ne ci biir atte ponk yoo xam ne ñu ñoo wax bi moo dafa def tant que ponk yooyu maanaam atte wuñ ci day bu boobaa bu fekkee ne que ponk yooyu dafa am dañuy xaar kon nga xam ne que wax na ci wax yoon te wax yi nga ponk yi nga xam ne mooy tere ñoom yegg foofu moom moo ñu décision CEDEAO décision CEDEAO bu nekk na ngeen at di yoon dara du ci dëgg da ngeen jalgati yoon
fa mu war a tàmbali moom moo di kat ah yëpp la ñu nekk atte amul mun ngeen ma jox firnde ndax ma tax sama dossier suñ ko joxee firnde bu dee ka nga xam ne yow ren la bëgg a doxal danaan dañu xaar ba nga xam ne jot nañu atte bi yëpp ñu xam ñoom ci fan la ñuy jaar bu mën a wax ni di def léegi nag ñun bu boobaa la ñuy wax mooy ponk yi ñu njëkkoon yëkkati fii Sénégal ñu néewal ñu doon nàkkal ñu fay def lu leen ne looloo yooyu ponk dañu yóbbu CEDEAO CEDEAO ne Sénégal bi def ko benn dëgg ñu avocat wañam wax loolu mooy dëgg kon boog la ngeen àtte amul benn valeur parce que décision bi ngeen rendre day dafa jalgati ay droit léegi na wax jooju nga xam ne ñoom dañ ko àtte woon ci biir léegi kooku il faut décision bi ñëw pour que ñoom ñu mën a xam lan la décision bi ñaareel bi moom moo di ko dañ leen wax ne dañ ñu woo ne nañu ñëw pour ñu àtte ba nga xam ne moo am 30 juin ñun 2018 alors que du 30 juin rek nga am àtte contre Khalifa Sall ak ñoom Farba Traoré ñaari àtte bu 2 février 2018 ak àtte bu 30 juin 30 mars 2018 te yoon dafa nekk mënuñu àtte bi validé ñu ne kon moom nañ ko daal ñu wax ñu yëgal ñu nekk boobu yi dañ koy àtte bu ñu ñëwee ñu mën a boole àtte ñu ne foofu ñu ñëw noonu ndax dossier ba ñu yow daal ñu woon moom moo di dañu àtte yi léegi nag ñun bu ñu yëgalul nekk àtte bële dañ koy àtte yi ñoom sama fu sa yoon bi moom moom dafa wane ne tey jii état bi dafa am calendrier dafa am ay balfan yu tëkk yoo xam ne da leen jaral lu ne pour que calendrier boobu ñu ko ñun nag ñoo war a am suñu fulla ak suñu fayda ba bu ëllëgee bu ñu leen di laaj bu ñu ne kat kaw ay wax wala ñoom seen bopp dafay